mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax bisimilah ci xibaaru njolloor si la ca gën a fës bokk na ci jaase ji jur coow ci réew mi ñu naan ndax bu Cheikh Omar Foutiyou Tall am déet moom nag nekkoon na gànnup Mamadou Ibra Kane andi na ci ay leeral nee na boobee nag benn la ci jaase yi waaye it àdduwaat na jëmale ci histoire Sénégal ak mbiccoo mbaalo ba ci am nee na jaru ko woon ndax ñi ko xaatim nangu nañ ne am na ci yenn ci njuumteef te daañu ko defaraat nataalu bés bi ñu jagleel ko Massamba Touba yatam ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom benn moom nag mi ngi yëngatu ci njënd ak njaayum pitax nag am njëriñ bu baax ci wàllum wér-gu-yaram boobu la liggéey nag tax na mu daal di jël lu tollook juróom benn ci ay doomi aadama rawatina bu week-end yi jotee leneen yi daañu xuus ba ca Guinée Bissau wax ci jongante njiitu réew ma askan wi tey fas yéene tabb wala sax tabbaat ka fa nekkoon di José Mario Vaz mu war a janook fukk ak benn ci ay candidat ngir xëccoo réew ma loolay ponk yi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy yaatal. mbokki bisimilah xibaar yi dañu koy dóori ca Guinée Bissau ak jongante njiitu réew ma fa am ci bëccëgu tey bi nanu ko junjee léegi nag bokk na ca candidat ya fa war a jongante Umaro Sissoco Embalo nekk nag ci bopp benn pàcc ca réew ma bu nekk ci pouvoir bi moom it ci candidat yi la bokk ka fa nekkoon na njiitu jëwriñ yi di Domingo Simão Pereira ñoom ñooñu ñëpp ñu ngi jano ki nga xamante ne nag jamono yi moo nekk njiitu réew bay génn di José Maria Vaz di fàttali nag foofee ca Guinée Bissau mun nañoo xayma sax lu toll ko fukk wala sax lu ko romb ci ay coup d'état wala yu nurook yi ni mel ñu wax ci leneen it nu ngi ko junjee ci ndorteelu xibaar yi gànnup Mamadou Ibra Kane ci jury di dimanche daal dinay addu jëmale ca jaase ji nga xamante ne réewum France da ko daal di jébbal réewum Sénégal ñu ne jaase El Hadji Omar Foutiyou Tall leeral na mbir mi waaye yemu ci daal dina xuus ba ci soiru Sénégal ak coow li ñu ci gis rawatina ci wàllum confrérie yi jaru ko woon ci gis-gisam ndax ñu ko xaatim nangu nañ ne am na ci yenn ci njuufteef Cheikh Hassana Fall. suñu waxoon benn ci épée yu El Hadji Omar Foutiyou doon yore la bañ a wax ne épée wu El Hadji Omar moom la ñu andi mënoon na bañ a jur coow ndax ci gis-gisu Felwine Sarr sabre bile moom njabootu El Hadji Omar ci boppam ñoom ñooy yàgg topp ci ginnaaw waa France ngir ñu delloo leen ko ndax symbole gi mu doon. gis nga lu jëm ci mbiru jaasi bile njabootu El Hadji Omar ci boppam ñoom ñoo njëkkoon bëgg ngir waa France delloo leen ko commencé nañu ti lijjanti loolu depuis 1993 léegi nag lu tax ñu bëgg ko ndax dafa nekk ab affaire boo xam ne bu symbolique la suñu waxoon mën na am ne lii benn ci jaasi wu Cheikh Omar la bañ a wax ne jaasi bu ci boppam mooy jaasi El Hadji Omar coow bi du ci juddu waaye dafa am symbole bu nekk ci jaasi bile jaasi bi El Hadji Omar ci boppam moo ko yëkkati woon jox ko doomam ti Ahmadou ba muy waaj a dem ci xeexu Bandiagara ba universitaire bi ti ñaawlu bu baax procès bu ñaaw bi ñu def kii ti professeur Iba Der Thiam. quelques petites erreurs qu'ils ont faites. lenn dafa am man jàpp naa ne nu ñu traité ñiiti Iba Der Thiam ak waa commission am nekkul loo xam ne lu jekk la ndax ñoom ay historien lañ seen liggéey lañ def nañu ay yenn erreur wax loon nañ leen ko waaye waruñu coow profité ngir wax leen yenn affaire yoo xam ne jekkul waaye ñoom nangu nañ ne def nañ ay erreur te nangu nañ ne dinañ ko rectifier waaye mënuñoo dem ci kër gu nekk ti ko wax ne ko noo raconter sa histoire su fekkee ne dañoo bàyyi famille bu nekk nga nekk ti wax yaay defar sa histoire bopp suñ fa mujjee duñu mujj xam dëgg bi fan la ne te loolu nekkul loo xam ne dañoo gën a on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé en croisant toutes les sources. co-auteuru téere bi ti restituer le patrimoine africain jàpp ne Boubacar Boris Diop dafa yàkkamti ci ba muy dem ti songub Souleymane Bachir Diagne ci lu jëm ci mbiru héritage yu Cheikh Anta Diop. je pense que en fait wax gi amoon ci diggante Souleymane Bachir ak Boubacar Boris man jàpp naa ne Boubacar Boris dafa yàqamti ci ba muy dem ci dal kii di Souleymane Bachir Diagne ndax ab article boobu noonu Souleymane Bachir bind mën nañu wax ne sax dañ doon tagg kii di Cheikh Anta waaye peut-être que ni Boris dafa jàpp ne nu mu ko doon taggee mu fasul wala yenn élément critique yu mu ci def moo ko neexul gis nga période boobu wax ji am man maa ngi nekkoon ci liggéey ci benn article boo xam ne daf Souleymane Bachir da ko def tam waroon dugg ci mbiru atelier de la pensée yi waaye am na ci ay bind ay page yu bëree bëri yoo xam ne bind na ko te ci tagg Cheikh Anta bon nag Souleymane Bachir suñ koy jugé wala su Boubacar ti jugé Souleymane Bachir ci lu jëm ci mbiru Cheikh Anta warul yem ci benn article kese war na xool li waa ji daan bind yeneen ak yeneen ak yeneen waaye warul yem ci benn article képp. une interview qui vont résumer
mu nekkoon ganub jury du dimanche philosophe ak bindkat bile moom jaarul ci yoon yu bëri ngir mën a wax ci lu mu xalaat ci lu jëm ci actualité bi nekk ci continent bile te moom sax jàpp na ni fi mu toll nii jot na ngir France génne loxoom ci lu jëm ci franc CFA. àdduna it jëmale ci wàllum yoon ñeel li xew ci réew mi jamono ji mooy teg loxo bi ñu def ki fi nekkoon député di Seydina Fall Bougazelli li mu gis nag mooy information judiciaire bi procureur amal ubbiteef ka ñi def loolee day fësal ak biral ne yoon moom ñi ngi def seen liggéey bu baax ci réew mi ñu taataan ay kàddoom. Quand il a été placé, je me suis dit que c'était bon pour notre pays et nos institutions. Parce que le sentiment qu'on a réellement, c'est lorsqu'on voit ces frasques issues de personnalités publiques ou politiques, on a le sentiment qu'en fait, selon que vous soyez dans l'un des camps ou dans l'autre, il y a une vélocité. maa ngi rafetlu bu baax doxalin bi yoon am ci cas bii de ndaxte gis nañ bu baax yeneen cas yi fi am ne doxalinu justice du yam selon que kii day ànd ak président wala kii nekk ci opposition bi waaye doxalin bi maa ngi koy rafetlu bu baax. Une vélocité, une implacabilité de la justice. ndaxte dañoo war a wane benn signal wan ni population bi fii ñëpp a yam ci kanamu justice. Du camp politique dans lequel vous appartenez. ñu wax ci leneen micco mbaalo dox ci voyagiste privé yi ak commission générale bi ñoom nag gannaaw pëlal yu ñu amaloon ci ay bés yi ñu génn te woowoon ci voyagiste privé yi mbir yéen nag mujjee jeex ak werante bi la yoon nag voyagiste privé yi ñoom ñu ne daluñu ci benn yoon ci bilan bi nga xamante ne di xayma gi waa bi commissaire au pèlerinage daal di def ne aj gi daanaka lépp jaar na yoon ñu ne mënuñu koo nangu nag ñu déglu ci Cheikh Bamba Dioum moom moo yore seen kàddu. délégation daf ñoo woo si ndaje bi ñu ñëwee nag moom mu ne ndaje mi pour évaluer la pour càmbar la aj gi mu daal di joxe moom ni mu ko gisee. ñu ne ko ñun nag mënuñoo ñëw di teew ci lii te xamuñu loo tax nga wooñu kon dag ñuy bàyyi ñun ñu def suñu assemblée générale comme tey def suñu càmbar ñëw indil la ko. beneen problème bi mooy IATA daf ne Arabie Saoudite daf ñoo imposer ñu fay wala boog ñu ut agrément IATA. agrément IATA nag pour nga am ko da ngay joxe 100 millions de caution te ñun xam nañ ne agrément IATA li ko tax a jóge mooy képp koo xam ne da ngay jënd billet di jaay billet dañ lay laaj IATA boobu mais ñun jënduñu billet jaayuñu billet pourquoi ñu koy imposer bañuñu sax IATA waaye nag nga teg ko ci yoon bu doon tey si négociation bi c'est sur 1 an la mais jékki-jékki rek ne la 3 millions si loo xam ne 3 mois si loo xam ne 100 millions la mais loolu mooy ñun li ñu naqari privatisation bi tamit def naa wax naa ko. mooy ñun dañoo gëm ne ku ñu jox aj gi ñu yore ko état mënu fee nekk di yore aj di concurrencer privé bi loolu moom mënatul nekk te dafa doy soo gisee délégation générale ak commissariat yi doon échoué li tax mooy ñoom seen bët yëpp dañ ko doon teg ci seen pèlerin alors que pèlerin yëpp la ñu moom amul pèlerin wu état ak pèlerin wu privé kon ñoom li ñu fa war a nekk mooy gérer aj gi bàyyi ñun ñu gérer quota yi ñu ñuy sàmm. mi goog ñu wax ci ab lël woo xamante ni dañ ko jagleeloon dédicace téere bi nga xamante ne auteur béninois Anthony Dosso moom moo ko daal di xaatim dellusiwaat ci jaaru ka fa nekkoon jëwrin béninois waaye it mbir yi mu ngi ko gën a jëmale ci wàllum politique publique li mu gis nag mooy foofu rek askan wi xam bu baax ñi dénk wàll wi naka la ñu koy doxalee Mamadou bi passi sa xoo si di ñaa cérémonie dédicace su téere bu ñu dippee partage te Anthony Dosso bind ko tax na ba ñu amal ay waxtaan ci nan lañu mun ceytoo lépp lu laal wàllum politique publique bindkat bi jóge ci réewu Bénin mi ngi wax ci expérience am ak itam thème bi nga xam ni am na ci xam-xam bu bari. Alors j'ai voulu. tey sama teewaay li ko waraloon mooy waxtaan ak nit ñi ci li ma dëxëñ ci sama biir livre bile muy lu jëm ci mbiru évaluation politique publique yi gis nga man nekkoon naa lu toll ci juróom-ñaari at ci politique yooyu noonu nekk ci biir direction yi ñaari at yoo xam ne sax nekkoon naa ko ministre boo xam ne dafa nekkoon ci lu jëm ci mbiru politique publique léegi nag dama leen doon xamal ban njëriñ moo nekk ci évaluer sunu politique publique yi surtout fii ci Afrique ndax gis nga yenn saa yi ñu bëri dañuy bañ ñu évaluer seeni politique publique ndax xam nga tamit yenn ñu jiite ñi bëgguñu ñuy joxoñ seeni mbir ci wax na non lii fi ngeen ko defee baax na am wi baaxul. même être mise en cause. su jàppee ni ñàkk bëgg-bëgg moo tax njiit yi tàmmuwuñ évaluation wala boog ceytu ki fi nekkoon jëwriñ gu yor wàllum plan di El Hadj Ibrahima Sall jàpp ni ñàkk ay moyens moo tax. L'évaluation est un exercice très complexe.
waa dara nag dafa am mooy li jëm ci mbiru évaluation dafa nekk mbir moo xam ne yombul benn yoon dafa complexe loolu te du da ngay tëb rek def ko moo tax yenn saa yi mu xaw a manqué waaye dara dañ ko war a xam gis nga lu jëm ci mbiru évaluation dañu war a dem ba benn instant ñu mën a yegg ci bërëb boobu xam ne soo waxee ne lii moo ko jur rek ñu mën a xam ne loolu la te du leneen te loolu la ñu war a xool nuñ koy defee ci mbiru évaluation bi suñu joxoñee baaraam ne lii doxul ñu ni lii moom moo waral doxul te loolu li koy waral wala lii tax ñu mën koo def rek dafay fekk ñu dem ci université yi ndax liggéeyu université la ab approche scientifique bu baax a baax lay laaj. mais qui demande des méthodes économétriques très avancées. pour moom ceytu naka la ñuy jiite am na solo waaye fu mu toll nii faaw population yi mën xayma seeni institution. mais ce qui se fait c'est obtenir. yenn saa yi lu ñu war a mën a def mooy lenn mooy comme ñu koy tuddee rek sondage ñëw dugg ci biir population bi laaj leen nan la ñu gisee mbir yi lii lan moo leen ci neex lii lan moo leen ci naqari ñu mën a xam bu baax a baax ñoom ci seen gis-gis parce que politique yi ci ñoom la jëm lan la ñu xalaat ci politique yu ñuy doxal ci ñoom. pan du service public et de l'action publique ils sont le moins satisfaits. Non, vous savez, la culture. xam nga lii di évaluation dafa nekk loo xam ne nit ki ci boobam dañ ko war a teel a xamloo mu xam moom lan mooy évaluation nan lay defee évaluation moom ci boppam sax yenn saa yi muy toog ci évaluer boppam ndax loolu daf koy jàppale ba après nag ñu mën a yegg ci niveau boo xam ne nit ki di nga mën ci évaluer nguur gi ak seeni jëfin. De le faire au niveau de l'État, au niveau collectif. évaluation doon lu am solo ci population yi waaye balaa boobu faaw ñu ñaax leen ci solo gi mu am. ñu wutali ca Ndar Géej ak caravane tekki fii ba nga xamante ne ma nga fa jamono ji jubluwaay gi nag mooy xeex ñàkk xëy ci réew mi waaye it gën a jàppale bu baax ndaw ñi ci fànn wi reportage Momar Alice Niang. caravane bi saytu nañu fexe ba liggéey yemb ci Sénégal ñu dippee ko tekki fii mi ngi ci diwaanub Ndar jamono yi Union européenne financé ko ci lu tollook $240 milliards programme bi li ko tax a jóg mooy nag fexe ba ndaw yi am xëy ñu mën a xeexaale ci noonu ak dem bi ñuy dem bitim réew ci beneen wàll ñi nga xamante ni bëgg nañu doon ay entrepreneur yu ndaw programme bi dina leen gunge bu baax a baax. ñu ngi Ndar ci caravane tekki fii bu nga xamee ni si day wër ci Sénégal gi yëpp pour mën a joxe xibaar bu nga xamee ni si programme boobu ñu koy woowee programme développer l'emploi au Sénégal mu ngi koy dox ci mën a indi saafara ci problème mu xëyu ndaw yi. xam nga ne xëyu ndaw yi lu am solo la ci bëtu ñu jiite réew mi ndaxte tout simplement soo xoolee marché emploi bi tey daanaka am nañ 200 junni ak lu teg ci ay xale lu ci ëpp di wut liggéey te alors que liggéey bu fi am bu ñu leen mën jox matul fukki junni loolu mooy wane ne marché emploi bi il faut que ñu am ñoo xam ne dañuy demal seen bopp. programme tekki fii dafa am pàcc bu am solo bu nga xamante ni daf ko jagleel wàllu formation ndaw ñi. mais pour ñu demal seen bopp tamit il faut que ñu am ay yenn jumtuwaay yi il faut que ñu am yenn xarale yi il faut que ñu am yenn xam-xam yi pour que suñu ñëwee ci entreprise bi mën leen soxla loolu moo tax formation professionnelle am solo ci emploi ci programme bi. beneen fànn bu am solo aussi mooy nit ki xale bi soo nekk jógalal sa bopp liggéeyalal sa bopp day fekk mu am jumtuwaay yi day fekk mu war a mën a jot ci crédit bi day fekk mu am structure yoo xam ne si mën nañ ko accompagner loolu moo tax bureau de mise à niveau ak structure bi mel ni ADPME ñoom dañuy taxaw pour que xale bu jóg pour mën a liggéeyal boppam ñu mën ko gunge. ginnaaw Ndar caravane bi ñu ngi koy séntu ci fan yi ñu jëm ca Dagana ak Njum. laata loolu nag ñu wutali ca Malicounda ak lëkkaloo gi dox ci diggante seen gox ak bu Brooklyn boobule lëkkaloo nag war a dimbali bu baax boobule gox rawatina ci pàcc ci mel ne wàllum wér-gu-yaram tàggat yaram ba ci aada ak cosaan waaye it soxna yi ñoom ña ngay amal ab liggéey ca gox boobu bokk na ci soppite wala sax defarab saabu li ñu bëgg nag mooy réewuma wala sax goxu Brooklyn jàppale leen ba saabu yi ñuy defaree foofu ñu mun ko faa yóbbu ngir njaay mi ñu déglu ci njiit la di maire bu commune bi di Maguette Sène. tey dañoo daje bis bu am solo doon noué partenariat entre Brooklyn ak Malicounda Brooklyn doon dëkku Amérique bi nga xam ne tey moo ëpp ay noirs américains yu fay dund ci Amérique partenariat bi nag li tax ñu am ci yaakaar mooy ñoom tey dañoo jël décision dellu si Afrique dellu ci Sénégal pour participer ci développement wu Afrique donc je crois que ci contexte boobu lañ signé ak Brooklyn muy contexte bu am yaakaar ñu am yaakaar ni dina doon
njëriñ pour Sénégal njëriñ pour Malicounda. ci domaine yu bari la dina couvrir éducation santé culture développement économique tourisme domaine yu bari lay couvrir donc am nañ yaakaar ne véritablement dina doon loo xam ne Malicounda mën na ci jaaree am di doxaat ay jéego yu bari comme niñ ko tàmbalee déjà ak au niveau local. ñaari fan ñu doon amal ab lël ci réewum Sénégal jagleel ko jàmm waaye it kaaraange gannaaw gi nag ñi seen xam-xam màcc ci mbir mi daal nañ ci àddu réewum France ak bu Allemagne fas yéene dugal ci réew yi nga xamante nañ ci nemmeeku terrorisme wala sax yi doon amal ab lël fii ci Ndakaar lu tolloog 7 milliards de francs CFA juróom-ñaari milliards ñi nag nga xamante ne ñoo nekkoon gànnu Alassane Samba Diop ci l'air du temps gis ne koppar yooyu nekkul moo war a saafara mbirum terrorisme. Njiitu réew yi ku ci nekk nag dangaa waral jëral mbir mi ci sa bopp ngir xeex bi daal di jëm kanam waaye it Sénégal foofu rek mu daal di taxaw ndax sambabo yooyee ñu ngi ci lu sorewul dara ci réew mi daanaka ci frontières yi la ñu nekk Omar Kane. dëkku tubaab yi ñu ngi wéy di dimbali dëkku Afrique yi ci xeex terrorisme jàppale goo xam ni dëkku Afrique yi war nañ si tey bu baax. Je pense que la première autonomie qu'un État ci man réew mu moom boppam li mu war a njëkk a def mooy mën a aaral boppam kaaraangeem. sécurité, sa propre défense. Je pense qu'aujourd'hui on a certainement besoin d'un appui extérieur dans la plupart des cas. naam soxla nañu ndimbalu dëkku tubaab yi ngir xeex terrorisme. Parce que ça justifie aussi que les autres viennent avec nous dans cette lutte. Il doit pas y avoir, on doit pas céder. waaye dina am solo lool ñu xool niñ koy defee ndax dëkku Afrique yi ñoo war a jiitu ñeneen ñi topp ci. C'est les Africains qui doivent être devant. S'il y a un appui, ça doit se faire derrière. tey si bu baax waaye itam toog xoolaat mbir mi te soppi doxalin. Regardez au Mali, il y a la force Barkhane. suñu xoolee Mali am na force Barkhane am na MINUSMA am na G5 Sahel. Toutes ces forces. te taxul terroriste yi nekk fa di lëmbee réew ma. J'ai l'impression que ça s'empire en fait. Je crois qu'on doit avoir un diagnostic très poussé. kon jot na ñu toog xoolaat yëf yi. Qui facilite quoi? Parce que sinon, si on continue comme ça, on ne trouvera pas la solution. te jafe-jafe yi jëmul rekk ci ñàkk koppar. Oui, l'Allemagne peut venir, la France enfin la France est déjà là. France mësu fi jógee Allemagne mën na ñëw indi ay kopparam. Mais rien n'est fait. La situation continue à s'empirer. Vous pensez qu'avec 7 milliards de nos francs, de nos pauvres francs là, on peut régler le problème au Mali? waaye du koppar mooy xeex terrorisme. Le problème, c'est vrai, il y a un problème matériel, il y a un problème. naam xaalis am na ci solo jumtukaay tamit am na ci solo lool waaye jafe-jafe bi gën a tar mooy njiit yu farlu ngir demal seeni bopp. Des gens qui sont capables de dire nous devons prendre nos destinées en main. ba tax ñaari ganu leer di temps di woo nguuru Sénégal ci mu gën a ñoŋal kaaraange réew mi ndax nag li xew Mali mën na xew Sénégal. jégalu bu baax ci élément boobeek yenn jafe-jafe yi ñu ci janool ñu yegsi nag ci nataalu bés bi nañu ko junjee ci ndorteelu xibaar yi tey jii ñu ngi ko jagleel Massamba Touba ay atam nag ñu ngi ko xayma ci ñaar fukki at ak juróom-benn mi ngi yëngu ci njaayum pittax njaay moo xamante ne nag mi ngi ciy gis boppam bu baax donte sax ca ndorteel la benn nit la woon waaye léegi juróom-benni doomi aadama ñu ngay liggéey ak moom mu nekk nag koo xamante ne ndaw yu bëri war nañoo mun a roy ci moom Tidiane Cissé Cheikhou Gaye ñoo ñuy defal ab nataalam. ci seeni bërëb liggéeykaay Massamba ak équipe am di sukki ay pitax dañoo yàkkamti ngir rekk jeexale liggéey yi tey jii dañoo am ay commandes yu bëri ñi nar a livré. li commande la chaque dimanche dañuy ñëw quoi dimanche bu jot la ñuy ñëw pour défendre hôtel yi ak restaurant yi ak dibiterie yi ñun ñoo leen di fourniture quoi pigeon yi. ay ataa ngi nii. ki di Massamba Touba di yëngu ci njaayum pitax fii ci Ndakaaru tey jii dafa am ay nitam ñi koy liggéeyal. weekend bi am na ñoo xam ne dama leen jox 300 am na ñoo xam ne si dama leen di jox 200 maximum daal ma ñëwee moom naa toll 800 naa ko abattre quoi 800 pigeons. benn pigeon ñu ngi koy jaay 2000 lañ koy jaayee quoi. yàpp pitax dafa nekk loo xamante ne mën na faj lu bëri ci ay jàngaro moo tax. ñu bëri di ko jënd léegi.
xam nga pigeon bu njëkk xamuñu ko woon mais léegi dañ koy tàmbalee xam ndax njariñ li moo bëri lool ndax day faj yu bëri en plus li muy faj bëri na ci doomu aadama quoi gis ni bu neexul da koy faj en même temps say tànk bi metti boo koy lekk da koy faj par lu mu kàttan tamit ci néegu sëy da koy joxe. juróomi ñetti téeméer pitax week-end bu nekk mu doon xaalis bu weex tal bu kii di Massamba ak équipe am di laal calcul yi mu ngi wone lu ëpp million week-end bu nekk. waaw c'est bon xam nga man bu ma ñëwee damay jox comme ça sama booy nii nga fekk ñoo ma koy abaatiral damay ñëw rek jox leen ko compter ko après man ma dem nelawi quoi bu ñu paree woo ma téléphone ma ñëw soog a livrer quoi. tension boobu ñoo ko yor quoi bu ñu paree ñooy nettoyer xool xam nga. atam tollu tey jii ci ñaari fukk at ak juróom-benn Massamba Touba def na tey jii lu ëpp fukk at ci njaayum pitax fii ci Ndakaaru mu doon liggéey bu am solo buy tax muy dundal njabootam. jaajëfal bu baax Tidiane Cissé sant leen gërëm leen bu baax yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV xibaaru njolloor si fii lay daal di yem ñaanal leen kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.